bi tudde nañ ko tur bu rëy samal ko sañal ko moytu ko dundal ko ni jabar ni bégal ni bégal 75 di tur wu ànd ak réseau 4G plus waaw loolu moom cuq la di waaw 4G plus nag xanaa pet réseau jeex na ci Sénégal doom ji nag sunu doom waaw sunu moomeel bis ni ki tey woo ma ci sama 75. Set di àndandoo ak yéen comme ni ñu koy defee bés bu jot ci ITV la télévision d'ici et d'ailleurs jeudi 28 janvier 2021 ñu ngi leen di nuyooti chers téléspectateurs di rafetlu àndandoo bi ngeen di àndandoo ak ñun bés bu jot ci ITV la télévision d'ici et d'ailleurs sama Sénégal seen Sénégal sunu Sénégal Padros seen animateur ñu duppee ko l'animateur du peuple fii ci Sénégal di fegook ki nga xam ne moom moo di Bokar le perturbateur du peuple salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah no mbaɗɗa aɗa selli mbaɗɗa e tampere mbaɗɗa e gollere mbaɗɗa mbaɗɗa e kii mbaɗɗa e kan mbaɗɗa e kii gollere mbaɗɗa e golle mbaɗɗa e golle mbaɗɗa e goɗɗe mbaɗɗa e golle mbaɗɗa e golle e golle mooy maanaam na nga defa liggéey quoi d'accord léegi kon Bokar mbaɗɗa e golle mbaɗa yetta Allah no feewi alhamdulillah mbaɗɗa yellu mbaɗa yetta Allah no feewi mbaɗɗa yella Allah no feewi e mbaɗa yetta Allah no feewi mbaɗa yelle mbaɗa yetta Allah mbaɗa yeddata mbaɗa yetta Allah na feewi eyo ok mbaɗa yetta Allah no feewi yetta Allah no feewi mo sant naa yàlla bu baax na yetta jinnaaɓem na yetta jinnaaɓem Haalpulaar moo wax loolu maa ngi sant yàlla di sant samay waajur ok doxal mbaɗa yetta jinnaaɓem mata yetta ginnaaɓem mbaɗa yetta jinnaaɓem ok jinnaaɓem mooy suñu jinne yi jinnaaɓem mooy suñuy waajur mbay d'accord ginnaaw bi mooy suñuy waajur waaw ñu ngi sant suñu waajur ok di sant ñëpp rek di siyaat di ko naan baax a baax fu waay mën a nekk maa ngi lay béggee di la kontaane di la xamale comme ni nga koy waxee chaque jour rek émission mag bi ci heure bu baax bi ci télé bu nganda bi mu ITV la télévision d'ici et d'ailleurs c'est émission sama Sénégal seen Sénégal suñu Sénégal da ngeen toog ñu daal di kaf daal di foo daal di reetaan daal di waaw daal di yéen a ma gën a xam ma ngoog daal di féexal xol yi daal ñu béggal leen quoi ba 18h30 suñu sponsor bi ñu àndandool moom moo di Promobile ku ne xamee moom moo di mbégte bi nga xamee ñun ñoo ko moom ñun waa Sénégal guléet ñu am suñu opérateur téléphonique bi ñu moomal suñu bopp mu di Promobile ñëw na ci Sénégal depuis le 4 novembre ci la Promobile yegg si fii ci réew mi di opérateur bi nga xamee duppee nañu ko mbégte kase ngeen ci dund yéen ñi nga xamee yéen a abonné ci puce bi di Promobile donc nag yow mi abonné gul wala yow mi amagul puce bi non dawal nga abonné ji quoi abonnement bi am 1000 francs boo abonné woo à 1000 francs di nga ci fekk 5000 francs crédit ak 750 MO connexion internet kon nag Promobile lépp mbégte la Bokar. dëgg la de lépp mbégte la lépp bànneex la. ak tubaarkalla ak poos bu neex. maa la ko bañ ñëwee ba tey ci Sénégal. léegi nee naa njàkkar dafa jeex. ndax dañu am problème réseau di am problème connexion di am problème crédit. da ngay jël sa crédit téeméeri dërëm. woote 30 secondes. benn yoon nga ci woote mu jeex votre crédit insuffisant. 500 francs de crédit. waaw nga woote léegi mu jeex léegi ci saa si. day jeex. c'est pas normal maanaam dañoo xam ne dañoo dóor Sénégal yi ba Sénégal yi jaaxle. léegi nag loolu nag moo tax waa Promobile daal di egsi xam ne fu mu toll ni réew mi sonn nañ réew mi jaaxal nañ ñun nañ créé nag nga xamante ne doomu réew mi ñoo koy moom ñu créé li nga xamante ne ci réew mi lay dëkk ñu créé li nga xamante ne fii lay juddoo fii lay màggee fii lay fekk baax fii lay tekkee te nee naa pour mu tekki fii nag ci ñun lay dépendre ñun sénégalais yi ndax suñu alal la nañ dem jëndi ko dooleel ko mooy dooleel suñu bopp Promobile ñaar téeméer la jar te nee naa jaay dañuy maye ñaar téeméer dërëm kese la nga am crédit junni nag di nga ci war janvier ba janvier 2022 tax koo jeex connexion bi tubaarkàlla 750 MO connexion su toll ni waa dëkk ba instant seen jaakaar dafa jeex ndax ba ñu ñëwee ba tey seen problème réseau dafa jeex waaw surtout àll bi dañoo amoon problème réseau voilà dañoo amoon problème réseau pour woote ak wuyu suñu puce bi nga xamee moom moo di 4G plus bi donc dimbali na ñi nga xamee ñoom ñoo nekk ci àll bi bu lépp lu jëm ci woote ak wuyu donc fi mu ne nii seen xol seen
man na la da nga doon nekk fii woote àll ba maanaam woo si mbokk yi nekk Fuuta yi des fois boo leen woowee téléphone tant que yëguñ ci kaw garab ba mën a déggante ak ñoom waaw te imagine nga nekk mag tey nga wax bëgg wax waa ñu ne fii nga ne xaamee ci kaw garab gi te loolu erreur la woon tubaarkàlla léegi nag tubaarkàlla ba premier ñëw ba tey nag instant yëg garab wàcc na waa dëkk bi waa àll bi kenn yëgutul garab da nga toog fi nga toog sa réseau di normal nga nekk fi nga nekk sa réseau di béexeexal nga nekk fi nga nekk sa réseau di maaji connexion moom macha allah yàlla promo bi gudd fan yàlla réew mi gudd fan ñaanal leen promo bi mu gudd fan conseil la bu may jox ñi nekk ci àll bi wala sàmmkat yeeg baykat yi plus bii nga xam ne moom moo di mbégte mi di Promobile mooy bi gën ci yéen pour bu ngeen nekkee ci àll bi bëgg a jokkoo ak seen i njaboot à tout moment de leen jëfandikoo abonnement bi nga xam ne moom moo di Promobile donc nag fu waay mënti nekk ci àdduna mun nga ko am moo xam fii nga nekk ci Sénégal région bu waay mënti nekk na xam ni Promobile mi ngi foofu donc mun ngeen jokkoo ak ñun ci suñu numéro bi nga xam ne moom moo di numéro WhatsApp bi ñu leen di jox numéro WhatsApp bi nag ñëpp mën nañu ko jël lépp lu ngeen bëgg a xam ci Promobile moo xam fa nga dëkk am na suñu ay ndaw yoo xamante ne ñi nga fa pour jaay leen Promobile wala amu ko donc jokkal ak ñun ci numéro WhatsApp bi nga xam ne moom moo di 75 525 00 00 wala nga dem ci suñu site internet bi nga xam ne moom moo di www.promobile.sn sur Facebook Promobile Sénégal, sur Instagram Promobile Sénégal, sur Twitter Promobile Sénégal, sur Instagram Promobile Sénégal ba YouTube donc ma ngoog mais Bokar waaw coow li ci réew mi ngi gën di law coow li ci réew mi nag moom xama gaañ amul baag la coow li ci réew mi mi ngi gën di law ma ngay law ci diggante Sidi Diop ak Wally Ballago Seck la waaw ci diggante Sidi Diop ak Wally Ballago Seck la Golden Boy ak kii le chanteur du peuple ok tuma jamono ji moom yëngal réew mi yëngal réew mi nag mbay ñun dafa coowal Las Vegas sax dañu ko mujjee fàtte nañ lépp lañu fàtte mbay corona sax dañ ko fàtte xam nga Sénégal nag seen xel dafa tuuti waaw lu dugg seen bopp rek fàtte nañu lépp dëgg la actualité dañu ko am du jour au jour c'est-à-dire mën nañu am benn information tey war ko waxtaane fii 4 ou 3 jours le lendemain beneen information ñëw ñu fàtte bee noonu lañu mel maanaam noonu la ñu mel ci kii lu mu tudd ci ay way fi mu ne nii mën nga génne sa way léegi bu keneen génnee suba fàtte nañu keneen laa ilaha illallah moo tax léegi nag fi mu ne nii ñoom ñaar génnoon nañu benn jour bokk li nu way bokk ki nu way bokk li ñu reprend dëgg la waaw li ci changé rek mooy composition yi musicalement mais Wally Seck dafa génne way mardi 16h Sidi Diop non dafa génne EP 5 titres mardi 16h Sidi Diop génne EP 16 mardi 16h. Sidi Diop Wally Seck rend hommage Thione Ballago Seck. mu di Mborodi. Sidi Diop rend hommage Thione Ballago Seck. def ko Mborodi. waaw. Wally Seck rend hommage. Youssou Ndour. waaw. Sidi Diop rend hommage Youssou Ndour. léegi nag damaa bëgg a xam. parce que loolu dafa am benn souci bu ci ne. dafa am benn problème bu ci nekk. ñaari artistes yooyu. ñun ay melomoon lañu quoi donc dañuy wax en tant que sénégalais waxuñu en tant que ay animateurs yu toog fii donc di juger quoi donc dañuy waxal sénégalais yi ñoom ñaar neexoowuñu ci musique bi maanaam showbiz moo leen boole dëgg la ba neexoowuñu dëgg la Wally magu Sidi Diop la waaw mais li ma bëgg a xam mooy Wally Seck bi muy génn morceau bi daa woo Sidi Diop téléphone ni ko Sidi Diop bu subaa damay way Youssou Ndour damay way Thione Seck wala dafa am koo xamee mi ngi nekkoon ci biir studio bu Wally Seck enregistré ba pare mu dem mu ni Sidi Diop Wally neen dafay génne nangam loolu la wala Sidi Diop dafa nekk studio di enregistré woo Wally Seck ni ko Wally damay rendre hommage les deux non Sidi moom woowul kenn ndax Sidi moom mujjee génne da ngay jugé déedéet maanaam non bul jugé non jugé man dama la bëgg a xamal ne la maanaam Wally Seck moo njëkk génnee kon ça veut dire que Wally Seck moom bu maanaam bu ko information di jugee ci Wally la jógee dem ci Sidi Diop information moom bu ñu génn moom. ku la wax la waaw noonu la mën a demee mbay. noonu la mën a demee il faut li ngay wax mu leer nañ. soo xamul neel xaw ma. ma ne noonu la mën a demee xam nga tey man Sénégal laa man man dama toog fii Sénégal lam daa laa man te man li may xalaat nii loolu Sénégalais di xalaat parce que damay dégg rumeur yi Sénégalais yi ñëw fii ci télé bi exposé ko fi li ma dégg Sénégalais di wax mooy dafa seede ci côté waa Ramadan jóge ci Ramadan jóge dem si suba teel daaw kay moo tax tubarkàlla Sidi yoon waa ji yoon waali léegi nag man nag xaw ma ci dara donc duñ ci wax lu bari mais l'essentiel bëgg na noo xam ñoom ñaar kan moo tooñ
mais nag nañ continuer nag di tooñante lii baax na ci musique bi continuer leen maanaam bu ngeen maanaam tooñ bu ngeen jubóole bëgguma di jubóole leen ñu ñaar mais Youssou Ndour paraît-il dégg naa dafa war a woo Wally Seck déedéet bul wootee yu Youssou Ndour déedéet bul wootee baal booyi guerre bul wootee baal yu ma yow li nga def dégg ko ci musique bi li ngay liggéey ko Sénégal ba ñëpp nangul nañ la booyi nag tàmbal nañ di guerre baal booyi guerre bu jubóole lii ba ñëw ba tey musique bi daa commencé xool neex na daal musique bi daa neex bu ne kenn jubóole nag bala ñu waaw bala ñu waxante rek mbay waxante leen léegi kon loo ci wax ko nañ waxante yoon nekk ci mais ma ne Youssou Ndour yoonam nekk yoonam Youssou Maadul Adjuma su Mbay le griot traditionnel xaw ma lan mooy man sa président communicateur traditionnel xam naa yow moom foo gisee diggante bu ñagas rek woote nga defar mu jekk waaye nag bii mu dañ mais fi mu ne nii affaire bi nekkatul ci diggante Wally Seck ak Sidi Diop suba teel nekk ci diggante suba teel ak Faramare Music waaw ak aussi fans club bu Wally Seck soppee Wally Seck yi ak soppee Sidi Diop parce que ci réseaux sociaux yi ñi ngi gis daggante nday yi ñi ngi gis saagante yi ñi ngi gis xasante yi ñii di xas Sidi Diop ñii di xas Wally Seck léegi nag il faut ñu jubóole leen quoi déedéet mbay ànduma ci loolu baa leen ñu drague bu leen jubóo bu ngeen jubóo musique bi neex xam nga musique doxul xam nga musique Sénégal dafa yàqu lii mooy tax musique mën a neex ba leen booy daggante billet yi na di mooy comme diggante Ngaaka Blindé am dib waaw loolu baax na Ngaaka Blindé génn na album waaw album bi ñëw cartonné na dib bëgg a suul album bi génn musiba waaw ni musiba lu mu wax ci musiba nee na musiba xaw ma lan def na ci 10 millions ci 10 millions loolu moom dib moom boo ñëwee fii naa waxtaanee ci loolu nag li ñu waxtaanee ko nag dib na yow bul jàpp nit ñi sénégalais nag dib arrêté si li ngay def mais attends yow gisoo réalisation clip bi ni waaye saa yi loolu man amul benn 10 millions bu ci dib def defu benn 10 millions yàlla bokkat defu ci 10 millions mais dib fan nga gisee nit kuy naaw waaye loolu mais dib mi ngi naaw waaye xanaa di vampire léegi waaw léegi mi ngi naaw loolu ci réalisation la bokk waaye yow man léegi ku la wax ni la réalisateur bi ko réalisé moom dañu ko dib dinaa la naawloo waaw dama xam waaw dafa nag dinaa la naawloo te naawloo bi ma leen naawloo dina jël à peu près ay 4 millions voilà c'est-à-dire logiciel bi war a naawloo dib donc dinañ ci pour ñu jënd ko dina naawloo dib ay 4 millions lay jar xamoon na la dafa nag rek tenue yu ñu sol parce que ñoom bari nañu quoi ci kii bi tenue yu ñu sol yooyu yëpp à peu près dina def ay 2 millions 3 millions yaa ngi dem waaw production bi ñëw parce que River Studio ñoom ñoo ko produire ñoo ko réaliser River Studio ci yem waaw dama la léegi River Studio ñoom seen i matériel dafa am qualité dafa am ñoom réaliser nañ ko réalisation bu jaar yoon production bi ak yooyu à peu près dina jël ay 3-4 millions mais jaar na yoon nag dib musiba boo nee 10 millions nga ci def man gëm naa ko man gëmuma sa def na ci 2 millions man nanguma loolu defu ci loolu saa arrêté kon yow dib bi mu génne affaire bi di Pape Sidi Fall wax ni def na ci 10 millions la ko waajee wax dégg na ko moom la ko kee wax Adamo moom la koy wax du ma ci dellu si Pape Sidi Fall moom dama lay bàyyi Adamo rek tubaarkàlla yaa génn wax 10 millions ci def mais Pape Sidi animateur la dib dañu ko waxal ma nangam xam nga naaw bi na la demee daa takk ay scène ci biir kii bi takk scène jaarale buum ci ginnaaw fekkee woo réalisation bi mais l'essentiel gis nañu dib naaw na en plus dib dafa am benn sponsor bu mag a mag boo xamante ni mën na ko financer pour mu def clip boobu nangul ko dib day nappee sa waay nangul ma 10 millions yi bu ñëwee fii naa ko ne décortiquer 10 millions yi moom bi mu ne day génn benn clip def ci 10 millions yow li nga doon xaar gis nga ko gisuma loolu dib daa fooye sénégalais yi de man bokk naa ci ñi mu fooye dib moom dam ngaa fooye man xam naa bër naa ci morom toog di xaar bananas bi génn musiba buuf barke Cheikhul Khadim ñëw génn yow xamuloo génn mais laay sama réalisateur doo ma dimbali nga ñamal ma tuuti nga cafal ma ci rek ñu xool waaw nga xaar ba nga ñëw fi yow dib yow moom da ngay xaar da ngay jaay bandi yow musiba génn cartonné même pas 24 heures 1 million de vues waaw yow parce que xam nga man kumpa gi la yow tey jii tey kumpa gi maanaam ni mu génnee bananas clip bi bu génnee force ci di nga dem seetaan te leeral lu ma lebalee képp ku ko seetaan di nga ne di ma foowee dib ti ma vraiment fooy dib vraiment ti ma tasee ma yaakaar base bi moo nekkoon génn benn affaire pour fay album secret 7 la bëggoon waaw non man la ma laaj quoi da nga laaj waaw léegi na moom loolu la parce que instant yi xam na ne booy bi génn na def na cartonné na affaire yi mu ngi boy album bee ngi dox gars yi di enjoy mu ñëw nga King Baba affaire yi di jooy gars yi di sinap mu cool mukk bu juboo waaye bu ma kenn juboo nañ xooloo rek mais am na beneen booy bu ñëw ci suuf wàqi na affaire yi quoi ban booy la nee na ñoom ñaar ñëpp li ñu rab baaxul quoi li fi teg dem régie directement seetaan suñu vidéo invité bi juste après ñu doog koy dalal ñu doog leen di présenter exactement kan la ñu am tey comme invité c'est vrai que xam ngeen ko parce que gis ngeen ko partout ci réseaux sociaux yi depuis que ñu wax leen ni jeudi bii nga xam ne moom moo di le 28 moom la ñuy invité di doomi Ndangaan régie juste après on revient
yu fi kaana yu mag yi nga fiy dégg nii ñuy yëngal temps bi yëpp Kaolack lañ jógee. yow yaa fi doon toog di tegal Kaolack lu metti yow ay fan yi jéeri xam nga leen yow xam nga fan yi nga compliqué yow mbër xam nga bu baax li la kaane di wax nii teel dafa neex yow esprit xaysin moo fay daw foofu dafa neex bàyyi ñooñu dawuñ sama yaram booy aka ay samu ay booy yu bëri booy naaraa ngi nii xam nga ko naara sama naara Saalum la jógee wala lu xeesata kaamoon la xola sama naara kaamoon la lim mujjee génne bul xalaat xola yegsil Kaolack ndangaan sama plus dafa dal yegsil toog sama town dafa riche Kaolack jéggi na bët bi nga koy gis ñeenti yoon suñu kaa bi mooy suñu bene fii sam nañ Sankara Arshow Biz football bi papi musoo ji la buuji nante yi gëmuñ lu dul dee ci war ñoo ngi pëndal ci Jakarta yi wut ci giis ndar gu ndaw baax na waaw baax na Medina Baye baax na yes baax na dugel kaba tokki ku tal ba ka woon si yaare ji nga Kawsara Kaolack neex na ñun fii la ñu dëkk mboosey suñu tur Saalum ñaari néeg la waañ wa di ba su buur tàngoor bi terloo ñu suñ Carrefour identité bi mooy suñuy bañ dafa xuur wal joojo Ibrahima Seydou Ndaw kër gi crew ak maaxa laax yi gàtta maap shit fu mag di joxe bon exemple ragal du fa judd munu ñàkk am fi amee nga ndaanaanu Baay Faal mu kabaro Baay Cheikhu Njaay yàlla képp la digle o sakku ñaane ca pencum ba siiru ba seetiwul Barahama Ñas no da jàlla go asuwaar baax na waaw baax na gaz nag baax na yes baax na Casaville ba bongo rek sara nju gaare jalañ siri baax na Kaolack neex na eta ba ngay baax na waaw baax na Ndorong Sam baax na yes baax na fàttewuma Kundam Parcelles ba Ndangaan wa Bustaan est-ce que baax na Kaolack neex na Kaolack la boy welcome bro kay xool Kaolack Ndangaan sama side feel good every day chill kel Ndangaan li Kaolack la boy ak suñu bañu gàddaa kay get free I'm proud to Kaolack Ndangaan la 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 everybody say la 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 everybody say la 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 aljuma Jakarta ñeewuñ ay Harlem Davidson fi bone fi cëpp ci nga xam ni deewoo waa Kaolack ñooy kaabare kono ba kono naka la géwél mbaay Fada Salum Seck ñoo ngi lay bëggee waay Lamine Mbaye bëggee waay super jamono respect Papa Chombaay coofak baax na waaw baax na lew na ngaan baax na yes baax na ci lal bulu bët seen Saalum wàcc dooro Kaolack show yi mool na Kaolack neex na ñun am nañu dooro am nañ Fadal Baro Papa Jokel Gajaga lañu tiitaro respecté ñu ñun la waay Kaolack la baay nan di te sonul ñoo ngi soofante di jaay dëkk bi tàng na te yooyu bari nañ bëggee nañ Mariama mais gisuñ njariñam mburu mi munuñ dégg xoyom ndax na ca dem bi daaw nga mooñal fariñam fi amuñu océan waaye mën nañu fee bras de mer dimanche bi munul gay yegsil nga dal jàmmo yakkal ci Baba Gay xewlu ci frox caaya continue sa wee HLM baax na waaw baax na Kanda sax baax na yes baax na Okas ak si Basor waa Medina Mbaba ka woon est-ce que baax na Kaolack neex na si tu es de Kaolack wane ko ni fier nga dundal ko parce que Kaolack suñu fief la secteur bi munuñ dajal lépp des na rest in peace Moussa Bambara li am ci teranga Kaolack du jeex dëkk bañkat for life Kaolack bañuñ ci xeex toog ci bopp koñ bi cayn ba sa xol di feex fi xorom si moo tax ñu neex demeen neex na waaw baax na kaneen sax baax na yes baax na bu fekkee ni neex na gëm nga ni sa fief la yuxu ko ma dégg la Kaolack neex na fi Kaolack la boy welcome bro kay xool Kaolack Ndangaan sama side feel good every day chill kel Ndangaan li Kaolack la boy ak suñu bañu gàddaa kay get free I'm proud to Kaolack Ndangaan la 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 everybody say la 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 everybody say la 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 Kaolack lañ dëkk te dañ cee fier bilaay liñ fi lim sax des na booy xoolal doomi Ndangaan la Kaolack Ndangaan la juddoo di wuyoo ci turu Biram Loum
xale bi kat tey jii Biram Loum di wuyoo ci turu Narapi moo doon suñu invité ci sama Sénégal ngir fas yéene leen gunge ba 18h30 lu ngeen mës a xam ci moom tey di ngeen ko xam lu ngeen bëgg a xam ci moom ci carrière am tey di ngeen ko xam waaye aussi fii mu jëm ak hip hop Galsen tey di ngeen ko xam depuis yàgg na ak léegi ci la commencé nekk ci hip hop Galsen 2012 la dugg professionnellement intégré ci hip hop Galsen juste après mu dem ba tey jii 2021 mu jox ñu album bi nga xamante ni tey ñëw na ngir présenté ko askanu Sénégal tey ñëw na ngir présenté ko les mélomanes yi nga xam ne ñu ngi ci hip hop Galsen Narapi dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyonteeg téléspectateurs yi salaamaaleykum doomi Ndangaan salaamaaleykum doomi Sénégal salaamaaleykum Narapi Biram Loum. maaleykum salaam. naka waa tey boogaat ngan dem artiste lañ toogal. parce que téere mam yàlla am na benn jour. doguma la am na benn jour. ñu invité fii Baxaw ak Jibi Dabret ñu ñëw ñu alerté benn affaire. ñëw ñu wax ñu benn affaire. tey kooku la ñu toogal nii. c'est-à-dire ci mouvement hip hop Galsen bu ñuy xool. xem bi dëgg mën nañu ko fekk ci loxo. dëgg la voilà dëgg la léegi dama lay prévenir rek parce que yow xamoo lu bari ci hip hop. dëgg la waaye kii xam naa ko booy je le connais très bien. xam nga ko foo ko xamee. affaire moom vidéo yi gàtt yi ñu doon def rek. vidéo yi mën a def ci réseaux sociaux yi. yow loolu la boole ak hip hop. ah loolu la boole ak hip hop. moom ma jaaxal waaye yooyu mën na ko doon enjoy yooyu moom da ko doon kii quoi yooyu moom dama doon game quoi. da doon game quoi d'accord dañu koy nuyu Narapi bàyyi ko mu nuyoon teg téléspectateurs yi naka waar. waaw salaamaaleykum Padros maa ngi lay siyaar di rafetlu invitation bi di nuyu sama waa ji. Bokar perturbateur quoi di nuyu Bokar waaw Bokar moom jot naa koo xam jot na fee perturbé ji bi daal di baxaw kii waaw maa ngi kontaan maa ngi leen di kontaanee ci invitation bi donc voilà di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan émission bi kooku Narapi la comme ni ko sa Padros Narapi boy aka Buur Saloum comme ni nga ko waxee right Narapi boy aka Buur Saloum for real aka Buur Saloum bi ñu koy xam bi ñu koy découvrir gën nañu ko xam ci réseaux sociaux yi c'est-à-dire ci la ñu gën a xool xàmmee kanam gi ci la ñu gën a nangu ni kii am na talent ci la ñu gën a xam ni kii vrai artiste la duñu sax hip hopeur la quoi mais vrai artiste la parce que selon ni muy freestyler des fois ci ay œuvre am waaw selon ni muy génnee exactement li nekk ci moom mu di talent bi Narapi bëgg nañu xam 2012 bi nga intégré ci hip hop bi ba tey jii c'est-à-dire à la base lan moo la gën a influencé ba nga nekk rappeur. waaw en fait Kaolack la. d'accord donc je dirais que engagement moo ma dugal ci hip hop. donc engagement bi dafa am ci ñu ma ko tëbbu. dafa am ñu ma influencé à ce que ma nekk rappeur déjà. à ce que aussi ma nekk un rappeur engagé. donc ku wax Kaolack wax Waljoojo Ndiaye. that's right wax Ibrahima Seydou Ndaw wax Kër gi Crew. donc mënuñoo ñàkk am genre influence boobu noonu. donc ñoo ma tëbbu déjà. parce que kër gi ma yaroo Mergui Clan fa lañ doon répété. donc bi may nekk xale. ci la màggaleeg hip hop. donc voilà ma am ci influence bi. kon hip hop teel na nekk ci yow avant 2012 quoi. hip hop moom dama koo judduwaale. donc rap laa commencé 2012. d'accord donc hip hop lu nekk ci man la lu ma juddu fekk la. donc mënuma koo ñàkk a def parce que voilà mooy li may wax chaque jour forcé wu ma ci dara. moo tax ma xaw ci am différence ak gars yi parce que amul dara lu ma ci forcé tout est naturel ci man quoi. d'accord man bu ma dégloo ba xam Narapi à la base avant sax album bi di génn da nga respecter les normes hip hop à la base expérience boobu kan moo ko def ci yow. waaw expérience boobu mun naa wax ni am na ci loo xam ne c'est lu ma judduwaale la. c'est inné quoi. donc am na ci loo xam ne aussi. mooy li ma la wax sànq. influence su Mergui Clan la. gannaaw yi ñu doon àndal influence su Kër gi Crew la. influence su Papa Alioune Gadiaga la. donc ay yokkute yoo xam ne yu ñu def ci man la. donc day am loo xam ne moom nga yor. am na ci ñoo xam ne expérience bi ñoom ñoo. d'accord xam nga hip hop tey fi mu toll. amateurisme bi tey pratiquement moo jël ñu bari féetale leen ci kaw. te yow. sa carrière yaa ngi koy doogee démarrer. donc génnee go ay album ba ñu wër la mën a xam. sur le plan international carrément. mais ci ku mel noonu pourquoi mu war a mën a respecter les c'est-à-dire les normes. pour mën a intégrer te fii Sénégal ku ne xam na ni balaa ngay bokk il faut nga ñëw def ay affaire de amateurisme. doogay bokk. en fait man loolu mooy sama combat li ma gëmul mooy. booy def real hip hop. ak ay normam. hip hop bi am quintessence. àdduna wërngal duñ la xam non man gëwuma loolu parce que par exemple. Kër gi Crew bokk na ci
artiste crew bi gën a voyager ci hip hop Sénégal. That's te right. real hip hop lay def. donc li ma gëm mooy. bu fekkee ni da ngay def lu yeete. nga gëm ci sa bopp. parce que nit moom li gaa ñi di wax la boo dee jaay caaf sax boo ci gëmee sa bopp mën nga cee yegg fu sa njort yegg. donc ñun dañu gëm ni lii ñuy def nii. askan wi kes dong moo ñu si ñor. donc ay porteurs de voix lañ ay kàddu jàmbur lañ yor. donc dañuy wax te dañ koo gëm. buñ kuy wax nag kuy déglu la ci sàkku. c'est vrai. donc bëgg nañ. lii ñuy def ñu déglu ñu ci all around the world. That's right. mais taxul aussi. ñu am beneen influence su def li amateur. pour nit ci di ñu snap wala quelque chose comme ça. d'accord donc li ñu ñar mooy yor kàddu askan wi. te ci la ñuy nekk for life. kon yow bokk na ci artistes yi nga xamante ni nee nañu hip hop dafa am ay normes te normes yi dañu ko war a respecter. for real. d'accord sa ay inspiration fan lay jógee parce que bu ñuy gis vidéo snap yi. à la base day mel ni que lépp da nga koy improviser te c'est pas facile kuy def hip hop yenn yi muy ñëw ci sa bopp naturellement di doon loo xamee société bi dañu koy dund quoi. waaw loolu la étant artiste rappeur. concept pour ñëpp bi. lenn lay doon improviser adapter. donc il faut qu'on s'adapte par rapport ak situation bu mën a am ci réew mi. d'accord suñu liggéey la. donc point de vue yi. noonu la ma ñëwee. donc improvisation bi mooy. dama toog un bon jour ak sama manager. j'ai essayé un truc ne ko abal ma sa téléphone ma filmer ko. d'accord parce que je me sentais coupable di gis yenn mbir ci réew mi. ma war ko joxe à ma manière. jox information yi ci ñu mu yeggul. clash ci ñi nga xam ne yelloo nañ clash ba pare may toog di seetaan. donc ma trouver méthode boobu noonu. def xanaa méthode boobu bi nga koy trouver boobu amagoo woon solution pour def ay production pour génne ko. en fait kay mënul ñàkk parce que mënu ma nekk ci label bu mag comme Penku Side di am problème mu production di am ay problème mu def son ou quelque chose comme ça mais parfois situation bi dans l'immédiat dafay jar nga am loo créer parce que loolu mooy suñu voilà loolu potentiel bi ne ci yow loolu la war a doon. That's right. être en mesure de créer un truc boo xamante ni ci daar bi da nga koy créer génnee ko du jar génn passe dem studio enregistrer sound ñu mixer masteriser léegi la situation bi am artiste bi il doit être en mesure de teewal askan wi léegi donc ci idéologie boobu lañ doxee moo tax ñu créer point de vue et gars yi ils ont adoré. d'accord point de vue tax na ba ñu gën la xam sur le plan national ñu gën a xam ni vrai artiste nga mënoonu xool ñu fàttaliku pour yenn téléspectateurs yi nga xamee jotaguñu woon exactement kan mooy Nara P kii toog tey jii moo daan nekkandoo ak yow ci Instagram Facebook YouTube di waxtaan ak yow de près am ak benn proximité ci seen diggante paraît-il baaxagul su baaxee mën nañu seetaan après les vidéos yi nga xam ne moo nekkoon point de vue yi mu doon def plus souvent ci réseaux sociaux yi loolu dinañ ci ñëw peut-être ci kanam après Nara P pourquoi nga yéex a c'est-à-dire déclencher li nekk ci yow professionnellement 2012 après doxal nga ci groupe bi nga nekkoon nga génn def sa carrière solo après 2016 nga officialiser sa carrière professionnelle pourquoi nga yéex a déclencher affaire bi. waaw mën naa ni yéexuma déclencher teel na depuis que ma engagé wu ci hip hop ba léegi mosuma ko wàcc. par contre li may wax chaque jour day ñëwaat. Sénégal même bu ñëpp mënul rap ñëpp ñi ngi rap. donc compétition bi day xaw a rude. donc pour nga xeex sa place du yomb. donc voilà Kaolack Pikine la ñu démarré. c'est-à-dire man fi ma waxee naan pourquoi nga yéex a déclencher c'est-à-dire sa ay projet sa carrière pourquoi nga yéex ko déclencher c'est-à-dire mooy pourquoi teeloo médiatiser sa bopp. waaw loolu laa lay expliquer xam nga hip hop. defar sa base daf ci am solo donc Kaolack laa démarré. c'est très important mbapat fa. ba ñu xam ma fa. donc ma ñëw Dakar. comme c'est le centre des affaires fii la ñuy ñëw pour mën a nekk ci médias yi pour mën a voilà visuel moom wane suñu image en quelque sorte quoi. d'accord donc ku fi ci milieu showbiz bi. ku fi am doole. dañ laa teg loxo. that's right. donc loolu mënu cee ñàkk. donc j'ai fait pas mal de label yenn yi. ak ñenn ñi nga xam ne jot nañ ci teg loxo. donc voilà du yomb nag quoi. mais bi yàlla defee ma daje ak Penku Side. ci la ma askan wi yëpp tàmbalee xam. donc kii def. te yàlla tax. moom moo xaw a manqué ci game bi. donc parce que voilà nit yi defatuñ te yàlla tax bu dee am nga talent. parfois bari na ci ay artistes yu nekk Sénégal yoo xam ne am nañ talent bu dul jeex. par contre
ku leen teg loxo ñu génn moo ci manqué. donc voilà nit ñi nag parfois dañuy jàppee loolu parfois dañ ci dégg ay détails yu bari. boo amul dunguru koo dunguru du la doo génn. doo ci génn waaw il faut nga toog mais ñiy def te yàlla tax mi ngi ci donc li tax ma yéex a génn mooy. j'avais pas ñoo xamante ni machine bi war a nekk sama ginnaaw moo ci nekkagul woon. donc bi mu ci nekkee nag alhamdulilah. bi mu ci nekkee alhamdulilah. bëgg maanaam comme di nga Kaolack ñëw nga Dakar. léegi bëgg nga bokk kon xanaa moo tax nga ñëw nga classe gars yi nee leen gars yi rabuñu quoi. yow am na benn équipe mu xoolal maa la seetlu nga ne gars yi fii nekk rabuñu. mënuñu rab. en fait mënuñu rek non je dirais pas mënuñu rab. mais dañoo rabul. waaw seen bopp lañ fi nekkal. waaw effectivement seen bopp lañ fi nekkal parce que bu fekkee ni tout le temps tu passes tout ton temps à def benn son boo xam ne pour ñu snabal la ko. pour kenn bañut loolu ça fait partie de la musique. mooy li ma lay wax côté amateurisme bi quoi. ça fait partie de la musique. mais tu peux pas passer tout ton temps. ngay woowee sa bopp rappeur. yor baatu askan wi. saa yoo génnee son c'est pour ñu snabal la ko. c'est pour génne son bu amul sens bu def challenge quoi. challenge pour ñu snabal la mais boo génnee li ñu xam ne maanaam lu population bi gis seen bopp kay am nañ droit population am nañ droit. for real mais population bi c'est-à-dire li ñu war a comprendre mooy. génération buy déglu son yooyu génération buy snap son yooyu noonu. la plupart ay génération bu wékku lañ. donc ñi nga xamante ni quintessence bi ñoom la amal solo dëgg. rabaluñ leen. parce que par exemple bu fekkee ne da nga nekk ci kër étant xale. xamoo lan sa baay lan lay daj pour jox la nga lekk. xamoo sa baay lu muy daj pour jox la nga ut fourniture pour jàng. donc yow sa yoon newul ci son bu am quintessence. son bu génnee nga snap ko la. ci loolu ngay nekk en fait. that's right man. donc bu fekkee ne da ngay def son nag. pour wax ko ni sa baay lii lay daj. pour nga góorgóorlu. sa baay lii lay daj pour nga lekk. sa baay lii lay laj pour nga def nangam ak sàngam. am na ci solo n'empêche aussi. suba mën nga koo wax ni life bi dafa métti bu la neexee nga divertissement ci àdduna la bokk. mais mënuñu dëkk ci divertissement parce que y a plus important que ça quand même. donc man ci côté boobu laay wax. non man li ma jaaxal mooy yow bu exemple boo nee rap Sénégal. da nga di nga ne Dip ak Ngaaka. comprendre nga. ñun ñoo fi nekk daanaka di yee Sénégalais yi di rap seen rap muy nice muy cool. kon boo jëfee directement nga dem mënuñu rap kon ça veut dire da nga adresse directement ci Ngaaka ak Dip. en fait mooy li ma la wax sànq. je dirais pas mënuñu rap. mais rabuñu. Ngaaka rabuñu. Dip rabuñu. waaye c'est-à-dire ci lu ñu nekk mooy fi actuellement showbiz bi toll fi pour wax la balaa nga ñëw showbiz foofu bi toll mooy. kii mouvement hip hop Galsen ñëpp dañoo maaseendoo ni moom dafa mën li muy def c'est-à-dire waxuma pour défendre waxuma pour taxaw ci place am mais après mën nga ñëwaat ci question bi ñu koy posé nii moom mu répondre ci directement ñëpp dañoo maaseendoo ni moom moo fi def hip hop moom moo fi def real hip hop bi ñu tax ñu wax hip hop voilà donc pour nga xam à la base quoi xam naa doo déglu hip hop moo tax quoi li ma jaxakee moom su ma nee booy rabuñu ki tamit Ngaaka non mais parce que rabuñu waxal ma benn lyrics ñoom seen lyrics budul def fi c'est-à-dire ci dañu gën a focaliser wu ci communication je vais faire une vidéo de 10 millions génn man de bu ma defee vidéo 10 millions bu ma ko defee bu ma génnee son bi imaam yi dinañ ci waaraate d'accord mag ñi kilifa yi dinañ génn ne Ngoné Sedé li mu wax ci réew mi am na solo donc man mënuma comprendre ngeen nekk rappeur di rap war a rap pour askan wi ngeen di rabal seen bopp clash ci hip hop la bokk daas hip hop mais dis-moi depuis presque il y a 6 mois ci ginnaaw hip hop Galsen ci loolu rek la nekk ci clash rek la nekk te hip hop bi ñun ay yaakaar lañ ci def à la base hip hop moo nekkoon fi nga xamee fa la ñuy demee di jëli ji kaddu askan wi for real donc bu demee ba déggatoo benn maire yi ak paa yi bu njëkk li ñu doon faral di wax mooy rappeurs yi de dëgg la ñuy wax n'empêche que amoon na nu ñu doon synonymiser donc hip hop bi fi mu toll am na ci solo parce que léegi rappeurs yi ils sont des responsables dañuy sol lu rafet dañuy dawal oto yu nice ay responsables lañ donc mu njëkk peut-être xawoon na am violence par rapport ak hip hop bi muy dugg Sénégal underground bi métti bi et tout donc mais avant tout récemment seetaan naa télé benn paaw oustaz di joxe exemple joxe ay lyrics su Rapadio lu am solo et pourtant oustaz la donc je bannis pas rappeurs yi di def son pour
jigéen ñi di snap di ci divertir su di ci féexal seen xol mënu ci ñàkk parce que musique la ça c'est vrai. par contre nañ bàyyi xel ni ñun ay baatu jàmbur la ñu ros D'accord. daal clip 10 millions daal man maanaam yow d'accord ci yow. baña d'accord awma problème ak mu def clip 10 millions donc loolu liggéey la dañ ko koy nangul pour liggéey ba mën a jël 10 millions def ko ci vidéo c'est quelque chose à reconnaître mais texte yi baaxul. recognize it naka nga gisee projet bi musiba ak réalisation bi bon ak lyrics bi c'est-à-dire projet bi en général quoi. en fait li ma mënuma ko bañal concept am parce que il a fait une bonne communication aussi surtout. parce que voilà that's hip hop game that's game donc boo dëgg la du dëgg moom sama yoon new ci dëgg yàlla parce que moom xam na yàlla xam na donc boo génnee ni da ngay def vidéo boo xam ne 10 millions nga ci def nga ko ci génnee ko vidéo bi baax na ou pas loolu ñi lay seetaan la concerné quoi vraiment par contre man awma en problème tant que mélomane d'accord nga ci communication bi ci liggéey beeg yooyu mais texte bi lyrics bi ak vidéo bi. waaw d'accord man de ma part bu ma doon def vidéo bu may def 10 millions waaw dina demee non neneen defuma ko pour di clashante rappeur quoi dama koy def pour jëriñ ci sama askanu Sénégal quoi. For real. Très bien donc koy def pour jëriñ ci askanu Sénégal Narapi je rappelle tey sunu invitation bi nu ko invité li ko waral moom moo di album bi nga xamee moom la ñu fas yéene waxtaanee mu di album bu bees bi mu génne di Missalu Kirama album bi nga xamee disponible na depuis quelque temps de cela ci marché bi moom la ñu nar a waxtaanee moom. En tant que rappeur wax na jëmale ci askanu Sénégal moom en tant que rappeur wax na jëmale ci les mélomanes moom en tant que rappeur ñëw na ngir promouvoir hip hop Galsen Narapi tey album bi àdduna moo ci nekk album bi Sénégal moo ci nekk dañoo bëgg nga wax nu ci li nga xam ne moom moo di Missalu Kirama. voilà en fait pré-album la c'est pas pré-album bokk pré-album la donc album bi Kirama la waroon tudd mais vu contexte sanitaire bi mënuñu ko woon génnee parce que album laajul liggéey bu ndaw donc pré-album bi Missalu Kirama am na 8 titres donc voilà 8 titres la yoo xamante ni wax dëgg yàlla pré-album la mais mën na compétir ak soi-disant album yi fi nekk tu vois parce que man albumu pré-albumu rap laa génne quand même tu vois donc 7 titres pré-albumu rap nga génne. pré-albumu rap laa génne D'accord. et puis bu may génnee album aussi albumu rap laay génne D'accord. du rap laay def quoi léegi la moo nekk problème bi ba album bi génnul nga génne pré bi. waaw parce que dañ ko doon génne ci 2020 bi D'accord. donc Covid bi mbas bi nga xam ne sonal na ñëpp donc mënoo génnee album ak liggéey bi ci war tournée yi ci war spectacle yi ñu ci war a def doo ko ci def te album du liggéey bu ndaw te on a dépensé trop de moyens ci Kirama bi D'accord. am nañ fi ba États-Unis enregistré ji That's right. def nañ ci pas mal de moyens quoi donc buñ ko woon génnee duñ ci am attente bi ñu soxla loolu tax ñu ne comme digg nañ askan wi mënuñu leen ñàkk a ñamal dara donc moo tax ñu comp as lëf ci Kirama bi tuddee ko Missalu Kirama D'accord. Paraît-il album bi dépassé na plus de 20 titres. album bi dans les normes 14 titres la war a doon D'accord. dans les normes D'accord. par contre waaw ñu ngi liggéey daal parce que voilà parfois ay imprévu day am ci liggéey D'accord. bat li ñu envisagé ñun ak staff bi 14 titres lañ wax ni lay doon ak ay featuring yi war insha allah D'accord ñu wax ci woon ci pré-album bi pourquoi Kirama. pourquoi Missalu Kirama Missalu Kirama. parce que Kirama mooy miracle parce que li tax ma jël tuuru Kirama mooy déjà li ñuy expliquer sànq donc rap dafa commencé woon dès Sénégal rap en tant que tel depuis génération grand yi donc dafa am benn tendance bu jóg boo xamante ni dañu commencé orienté game bi ci leneen lu dul rap donc loolu tax ma tuddee ko Kirama ci dynamique gu indiwaat real hip hop à ma manière indiwaat real hip hop ci génération bi parce que quoi qu'on puisse dire que aussi évolution day am donc real hip hop boo koy wax parfois am na ñoo xam ne dañ lay interpeller nan la non c'est-à-dire real hip hop jaayul machin real hip hop fi sound yu toll nii il faut ngay fexe di def ay instrumental yoo xam ne nii day commercial et tout donc si je dis real hip hop mooy ci lyrics mooy ci contenu quoi en fait donc contenu bi real hip hop la côté instrumental gars yi mun nañ xaar lu nekk mun nañ xaar façon beat bu ne mun nañ xaar classique mun nañ xaar naara ci drill mun nañ xaar naara ci trap mais tout en restant naara même quoi donc naara buy rap que ci classique bien ci drill bien ci mbalax nag bon naara deful mbalax nag d'accord mais en fait instrumental mbalax
nga ñëw ci rap ci instrumental parce que gis nañu léegi pratiquement rappeurs yu bari dañuy mélanger les deux ah. waaw il mélange mais malheureusement mélange bi ñuy def parfois du ma ci gis réussite. comment sama grand daf may wax par chaque jour naan ma cross overing am na ci hip hop am na ci rap donc mën nga jël ay instrument musique bu mbalax amuñu problème benn ak mbalax mbalax suñu musique nationale donc mën nga jël ay instrument musique sabar mais instrument musique la tama kora whatever mën nga ci jël nga utiliser ko ci say pieds hip hop par contre hip hop biitu hip hop moo mënul fekk ci dara kon boo jëlee say instrumental mën nga ko def ci say pieds hip hop mu resté hip hop nga dawal ci dawalu hip hop par contre man du ma rap ci bitu mbalax parce que je fais pas mbalax rap laay def awma benn mais gis nañu pratiquement ñi mujjee génn ñëpp ñoom il faut ñu dugal ci sabar bi il faut tama bi bokk ci donc ku mel ni Samba Peuzzi moom da ciy dox tama bi ba mu dugg moom dip dund gis nañu ba ci musiba bii sax am na ay parties yoo xamante ne am na ay bac Ngaaka Blindé King Baba bi c'est-à-dire je sais pas pourquoi ñoom ñu jël touche boobu dugal ko ci xaw ma pour xëcc public gu mbalax bi la pour ñu ñëw ci hip hop bi xaw ma. parce que problème mu flow la pour man problème mu flow la. par exemple. parce que man li ma réussir mooy su budul instrumental budul dara. bu dee flow naa rap yi kese. su ma rabee mën naa fexe nga fecc. donc. pour man fi ñuy juumee mooy. boo utiliser wul ay mbalax rek boo utiliser wul rythme rek. nit ki du fecc non flow bi la. ah ouais mën nga utiliser beat hip hop. nit ki bu koy déglu di ko feccee ni mu ko neexee moom. ah bon mais ba ci mbalaxmaan bi. for real. musique moom lu neex moom daa neex rek. donc bu neexee neex na. nit ki nu mu ko concevoir bu dee moom dégg na. am na time. ci bopp bi. ni mu ko neexee noonu la koy fecc. mais est-ce que yow lii nga expliqué nii mën noon ko fekk ci biir album bi wala ci pré album bi. for real waaw for real moom mooy lan moom. mooy dëggantaan dëggantaan ne ok d'accord. xam nga moom xamul hip hop ko wax. waaw for real rek. for real mooy dëggantaan. waaw for real. voilà donc for real. alors dañu ñëw ci premier titre bi xolu Sénégal. pourquoi xolu Sénégal moom lañ doon seetaan nii. mooy son Kaolack bi. d'accord. déjà xolu Sénégal parce que géographiquement Kaolack xolu Sénégal la. son bu ñu bindee xol la aussi parce que aw ma lu dul Kaolack. d'accord Kaolack moo ma def Kaolack moo ma gëmloo sama bopp. donc xolu Sénégal mënul ñàkk tudd xolu Sénégal parce que sama xol la. d'accord deuxième titre nga ni man ak sama gars yi. waaw man ak sama gars yi. son la boo xamante ni bokk na ci titre bi ma gën a gondi ci misaalu kiraama bi. parce que son la boo xam ne dama koo bind pour man te du pour man. donc man ak sama gaay la. gaay yi yàlla dala ci nattoo gaayen bu ne. donc wax naa façon gaayen bu ne ci biir gaay yi. donc amul ci gaay yi ku koy déglu doo ci gis sa benn waay. donc noonu laa ko bindee story telling la. lu ma gis la solo man laa ko bind. ba pare gaay yëpp dinañ ci gis seen bopp. donc son bi bokk na ci son bi ma gën a am retour ci d'accord jantal rappeur nga yow. jantal rapper yeah am a jantal. loolu yàlla moo for real. for real. yeah. d'accord. real man jantal rappeur la moom. yow. d'accord jantal rappeur. jantal rapper like jantal comme ni ma jantale aussi. so moo tax ma ego trip la. donc ego trip ci hip hop la bokk. voyager en soi c'est. wax yow la kan. d'accord donc mooy jantal rapper. donc je rappelle lii nii dañu koy expliquer c'est-à-dire pour wax leen tuuti ci album bi titre yi fi nekk pour après ngeen mën a dem jëndi ji ko moo xam ci plateforme digitale yi moo xam fu mu mënti doon donc dañu leen di résumer rek mais après ci kanam 19h di ngeen am chance ñu tegal leen ko benn par benn moom Narapi mu expliquer nous exactement ngeen déglu morceau yi parce que dafay baax aussi bu ñu leen ko wanee nii ngeen gis ko en image après ñu tegal leen ko. ngeen déglu daf leen di gën a motiver ngeen mën a dem découvrir ji album bi nga xamee wala sax pré album bi nga xamee voilà jox nañu ko actuellement album bi lan mooy projet bi à la base pré bi bokk. waaw pré album bi c'était pour déglukat yi am ndëgër laay mooy am ci luñ jàpp balaa ñuy génnee kiraama. parce que xaar dafa métti tamit. te diggee dafa doy waar am na ci ñoo xam ne dañ naan non sa waay moom kàcc rek la mën boobu ba léegi mi ngi ñuy dig mais du génnee dara. donc comme 2020 bi yëpp. gars yi amoon nañ yaakaar ni kiraama bi day génn. te naa may conscience aussi booy liggéey. dafa am benn attente boo ciy xaar. mbir boo ci defee dara en revanche da nga ko ciy xaar. d'accord donc mënuñu woon génnee kiraama bi. d'accord projet misaalu kiraama bi c'est pour ñoom.
ñu xam ni wax dëgg yàlla li ñuy diggee am nañ envie def ko mais amoon na contrainte moo tax génn. donc looloo tax ñu génnee misaalu Kirama ay single yoo xamante ni la woon ensemble de single yoo xamante ni bu ci nekk waroon na génn à part. d'accord par contre comme mënuñ ko def benn. ci nit ci duñu xaar. ñu def ko projet. depuis 2012 ba 2021 tey nga doog ñu jox pré-album bi est-ce que c'était facile nga daan def sa ay production parce que plus souvent dañu la daan gis ngay génne ay œuvres di jëmale ci mélomane yi génne ay œuvres di wax ci Sénégal est-ce que c'était facile pour nga daan réaliser production yooyu. waaw c'est facile hein depuis ma nekk Penku Side c'est devenu facile. parce que c'est grâce à Penku Side. ouais bien sûr donc ak Penku Side moom nam ma dara. donc li ma bëgg. dañ koy def. d'accord et automatiquement donc. musul difficile sama diggante ak ñoom. donc foofu la ñuy waxee aussi sa collaboration ak Penku Side dañu gis aussi yaa ngi collaborer ak yeneen c'est-à-dire du ñu ni label mais ay maisons comme Penku Side. yoo xamante ne dañuy produire des artistes. naka la collaboration yooyu demee des fois ñu gis la nga àndandoo ak ñoom Jumba Xaw ci seen maison de production bi ñu yoree wala ñeneen ak ñeneen Penku Side moom mooy dem collaborer ak ñoom wala yow en tant que artiste yaa dem collaborer ak ñoom. Collaboration Dabrens ak Nara P ci Penku Side ak Dabrens la jógee. d'accord parce que relation la boo xam ne bu yàgg la ab bien avant may ñëw la. donc ba kër gi di jógee Kaolack di ñëw Dakar. donc voilà relation bu yàgg la. donc bettewul. Dabrens kër gi am seen produit Dabrens teg ci loxo donc mi ngi mel ni Dabrens amoon produit sax kër gi teg ci loxo loolu. de surprise pour ñi xam quoi. donc relation bi c'est par rapport ak Dabrens ak kër gi. moo tax Dabrens teg loxo Nara P aussi. Jibi Daadi aussi. à travers Jibi Daadi la jaar. donc Jibi Daadi moo gis sama point de vue ci Grand Gadiaga. ne ko mais kii dafa jar a teg loxo. donc loolu ñàkk ki ñaan moo koy def maa ngi leen di shout out de passage. Jibi Daadi ak Baxaw c'est des tuteurs comme Kilifeu ak Thiat. pourquoi nga yéex a collaborer ak yenn maison yi. waaw mooy li ma lay wax rek. mooy dang-dang rek wër rek. parce que du évident aussi. parce que talent bi dafa teel a nekk ci yow. donc yow da nga teel a gëm sa bopp mais pourquoi nga yéex a c'est-à-dire en fait il faut que mu revenir encore ci même question bi ñu jàllan tout à l'heure mu yéex a dem ci yenn maison de production yoo xamante ni ki ñii mën nañ la teel engagé. donc promouvoir carrière bi. waaw parce que man li ma gëmoon mooy. job bi bu rafetee rek ki ci war a teg loxo dina ñëw. parce que ñii di ci teg loxo nii. am nañ ay liens parentaux. ah ouais comme Gadiaga bien sûr. c'est un grand frère. donc koo xam ne la ba sama kilifa bu góor yàgg na ma wax ni demal nga gis Gadiaga. parce que am na cër ci hip hop bi mën na cee jàpp. ma ne ko non bu ñoree rek dinañ ci teg loxo. sax bu ma demee dafay mel ni sama grand la. d'accord mais bés bu sama talent doxee ba dem ci moom. bu ci waree jàpp dina ci jàpp te yàlla noonu la ko dogalee. donc man j'étais patient. maa ngi doon job amoon naa confiance ci li may job. donc bi ma jobee ba mu tegu ci loxoom. hésité wul daf cee teg loxo. d'accord et pour man noonu moo gën a naturel. loolu moo gën a naturel sa diggante yow ak Kaolack sa diggante yow ak Pikine. waaw Pikine fa laa démarré. Pikine moom vraiment lu ci bëri ci hip hop bi. li yeewu ci man ci rap bi lu bëri Pikine la. parce que sama premier manager fa la dëkk mu def lu bari ci man Ousmane Ndour. donc sama kuru rap bi ma njëkk a àndal di rap Bira Bass ak Teda. def lu bari ci man Pikine dafa yee lu bari ci man. d'accord donc moo ma yee. ma dellu Kaolack. bi ma yee ba ma xippi ci laa dellu Kaolack ne bàyyi ma dem ci sama base. comme am na as néew lu ma ci teeloo xamante ni. bu ma demee mën naa cee jëriñ Kaolack. bàyyi ma dem fa donc bi ma fa demee ci laa defarwaat bu baax. defarwaat ba daj ci loxo Penku Side. defarwaat ba daj ci loxo Penku Side quelque temps après ñu gis la nga def benn voyage yi boo xamante ni yaatu na muy foofu la ca Amérique sa voyage Amérique base bi lan la woon ci jeune boo xamee génnagul album ay single lay génne wala ay c'est-à-dire projet yoo xamante ni lu gàtt lay doon est-ce que c'était benn projet boo xamante ni da nga dem pour promouvoir carrière bi wala da nga dem pour découvrir atmosphère hip hop bi foofu la ca Amérique wala da nga dem pour lijjanti ay quelques collaborations. waaw yëpp la lépp ci li nga wax nii la ya ok demoon la pour acquérir expérience. demoon la pour enregistrer album. ah ouais dem la woon pour festival. donc yooyu yëpp la woon. d'accord donc yàlla teel na maa suturaal étant underground. parce que mag ñi rap nañ parce que loolu jaaxal na ma. mais ci koo xamante ni mi ngi ci underground bi. jug dugg dem Amérique
donc am ay collaboration yoo xamante ne dem na def ko foofu mais li ma ci gën a impressionné mooy dafa ñibbisiwaat Sénégal toog waaw c'est-à-dire par exemple ci génération bu doon yeneen artiste xanaa nañ ko refoulé nañ ko refoulé kii 10 ans de visa am la toogaale nii Amérique waaw fukki atu visa am la toogee Amérique waaw fi mu ne nii coow la am Vegas nii bu ko neexoon suba mu dem fekkee ko booy loo tee dem toj foofu noonu ñëwaat coow la am Vegas nii waaw ca ñoom moo géet ak ñoom seen booy doo dem bu ko neexoon suba ak jàmm mais li ma ci jaaxal mooy pourquoi dem rek dellu siwaat c'est-à-dire da nga gëm ni affaire bi dafa nekk ci sa loxo te fii Sénégal dana ko war a gëm ni mi ngi ci yow waaw li tax ma ñëwaat mooy parce que je suis le sauveur du rap loolu dama ko gëm dama gëm ni dama am cër ci hip hop Galsen bi dama gëm ni hip hop Galsen dama ko war a yóbbu all around the world donc du sama cër ma dem États-Unis toog fa donc du hasard sax moo tax ma dem États-Unis du hasard moo tax génnewu ma benn projet yàlla jagleel ma dem États-Unis am fa ay expérience yu yéeme après donc wan na ma ni gën na ma yee ci man ni man waruma ko daw hip hop sama yëf la d'accord te naarapi dafa am solo ci rap Galsen départ bi ba dem Amérique lan la woon kon donc départ bi c'était benn festival la bu amoon Trinity College donc kër gi la woon à la base donc le manager de kër gi a trouvé une solution de boole ma ci donc loolu moom ma fa yóbbu woon après concertation ñu ne ok pourquoi pas ñu dem enregistrer waale quelques tracks foofu noonu pour xool yeneen loxo par rapport ak suñu qualité album quoi donc à la base benn festival la woon ñu dem am confiance bu bàyyi ma fa d'accord donc confiance boobu aussi bokk na ci li tax ma ñibbisi parce que booy liggéey ak ay nit ñu lijjante la fukki atu États-Unis du ay caaxaan bari nañu ko fi am na ñoo xam ne bi ñu juddoo ba léegi ñu ngi déposé pour am donc ñu ak ndimbal bi leen yàlla may ñu déposé ñu nangul ma ko d'accord donc confiance boobu du ma ko léegi chemin bi aux États-Unis c'était comment foofu naka la demee woon dund bi ak ñaata temps nga fa def c'était hyper super extra méga giga cool parce que d'accord voilà expérience bi rek dara la def naa fa 5 mois j'ai fait New York def naa Ohio donc def naa Philadelphie donc def naa quelques découvertes ci studio yi enregistré naa New Jersey xar naa fa mat yooyu xar nga fa mat parce que xar mat gi moom ci musique bi la bokkoon wala ci ban kii la woon xar mat bi non musique bi enregistrement la xar mat bi naa Modou bi bokk Biram Loum la woon mais Modou bi waaw kan la woon Biram Loum la d'accord Modou bi noonu bëgg nga expliquer nu tuuti chemin bi foofu noo ko doon dundee bon parce que man hasala laa xama liggéey laa xam bi ma nekk Sénégal di rap liggéey naa fi SDE gas naa fi ba tay dem naa building administratif jaay naa fi popcorn def naa carrelage plombier la am naa ay attestation plomberie donc man liggéey laa xam bokkuma ci yooyu noonu voilà artiste la parce que machin bi ma demee dama doon bu ma amee prox ndoll bu liggéey bi pare bu ma enregistré ba pare damay dem dugg ci réseau yi job maa nag ah oui yee damay dem xarmat am weccet yee d'accord parce que ñun ay saalum lañ liggéey lañ xam yee donc suñu woon newul ci si à ce que xam nga dangaa dem États-Unis voilà artiste nga war a parce que gis naa fa ñoo xam ne buñ demee rëy boobu moo leen jàpp ba duñ liggéey mais dañuy sonn foofu parce que kenn du la may xaalis foofu aussi kenn liggéeyuñu seen xaalis bu ñu jël di la ko may da ngay dem liggéey am sa xaalis parce que après tout aussi nit ci dañ lay xaar Sénégal dañ lay xaar très bien am na benn idée bu ñu am ci ku tukki quoi après nga ñibbi si Sénégal ci nga ñu jox li nga xam ne moom moo di misaalu Kirama li nga xam ne EP la wala sax extrait la bu mu génnee pour avant gu album bi def na ci quelques vidéos naarapi dafa metti koo xamante ni jeune rappeur la bu mel ni yow boo xamee tey am na facilité di génne ay clip à tout moment di génne album à tout moment di def ay morceaux à tout moment financièrement naka la demee ci sa côté waaw financièrement le label Penku Site en charge moo jël charge bi yëpp mais bien sûr comment waaw ñoom ñoo ko chargé bu ma waree def vidéo ñoom ñooy génnee xaalis def ko bu ma waree dem studio dañ ciy taxaw Dabrens prod lépp luy son dañ koy enregistrer donc tout ce qui est financière ci carrière Naarapi Naarapi defu ci dërëm
donc ñoom ñoo koy def et li ci gën a am solo mooy en revanche la laajuñ ma ci benn dërëm d'accord booy man maa la defal lii man maa génne sa album man maa la fayal say vidéo boo jaayee lekkal une chose loolu na ko nit ci bàyyi xel pour nit ñi di am kon ay seen collaboration du intérêt boo xamante ni ñu koy daw sa benn ginnaaw intérêt lal ko amul benn intérêt bu ko lal ay booy da nga am talent kaay ma produire la après ñu génne projet bi ñu jaay ko booy bi génn ci télé bi après taxaw naan non gars yi waruñ ma def lii non loolu amu ci de dañ ma génneel sama produit yi def lépp li ci war ne ma booy boo jaayee lekkal quelque chose qui est très difficile mais loolu mosuma ko gis booy loolu moom depuis que ma nekk ci milieu bi ba léegi artiste bu ne posé naa ko question bi ni ko naka nga def ba collaborer ak telle maison de production naka la pour collaboration bi demee danaan ma pourcentage yi nii ak nii ak nii lay demee wala contrat moo ñu boole waaw wala contrat moo ñu boole contrat bi nii lay demee durée bi temps la mais yow à la base li ñu wax mosuñu ko gis donc yow je sais pas ba xam ñoom Penku Rap dañu ñëw jël seen xaalis di ko financier di sànni ci yow après yow nga am ko revenu ñoo jox leen ci compal leen ci affaire nu mu demee noonu explique wax nu ñu comprendre quoi en fait parce que loolu mooy seen concept kër gi Kilifeu Thiat Gadiaga ku leen xam-xam leen ci concept déjà donc ay nit la yoo xam ne bëri na ay reproches yu ñu leen di def par rapport ak ñoom ak artistes yi nga xam ne ñoom ñoo leen jiitu mais daf ci am ñoo xam ne ay éternel incompris la ñu doon du ñu comprendre ba faw par contre loolu moo ci nekk ku dul man ku fa jaar noonu lañ ko defal d'accord donc loolu man noonu laa ko fekkee nag léegi li ci des mooy gore di man te leneen li mooy tuñ tënkuñ la benn yoon label bi moo lay produire s'il y a quelqu'un boo xamante ni bëgg na soxla na Naar Pi bu jaaree ci label bi professionnellement dañuy liggéey d'accord amuñu benn tënk bu ñu lay tënk pour non amul intérêt bu ci tegu ay gor yuy liggéey lañ donc yu am envie jàppale seen i doom yu am envie jàppale seen i rakk yu jugee Kaolack te amul benn intérêt buñ ci lal d'accord ñoom ñoo def album bi ak projet am ma ñaf la da ngeen ataaya ngeen ko am ma ñaf la kaas am nga ñaf ko kaas bismillah ayca lii dinañ ko waxtaanee ci kanam mais Nara il faut ñu xool vidéo clip yi il faut ñu xool vidéo yi parce que Penku Rap réalisé nañ ko ay vidéo Penku Site autant pour moi réalisé nañ ko ay vidéo clip yoo xam ne bokk na ci biir album bi nu war a génnee su fekkee baax na laay mën nañu ko seetaan voilà mën nañu dem régie juste après ñu dellu si waat lu tax koo gis rek danga ko bëgg a def maestro Naar Pi la boy alright check it out yo tayal sa bopp góor espèce de catalan ñaari goone te ñu ci nekk defuñu lenn lu dul cunga pédophile bi def voilà boobu ci côté régie xam naa dañu jum mais bon mën nañu delluwaat régie bi nga xam ne moom moo di xolu Sénégal bokk na ci biir extrait bi nga xamee moom moo di album bi mën nañu delluwaat régie ñu xool ko très rapidement wala ñu xool li nga xam ne moom moo di vidéo kii point de vue parce que point de vue yi le Sénégalais yi gën a découvrir ci Naar Pi donc bu fekkee laay mën nañu xool point de vue très rapidement parce que war nañ ci waxtaan mais il faut ñu xool ko ba pare doog ko mën a détailler ba mu gën a leer ci téléspectateurs yi. ay this is the boy P di Naara la yow ay fi réew mi tollu nii jéggi na dayooy waaji corona bi jéggi na dayooy woyooy sonn nañooy waa yaaga yooy mbir mi jéggi na dayooy mooy li firndeel ne àdduna jeex na fekkee wu ma peste wante 2020 bi weex na feebar bi fay na bësu poli corona réew nga joxoo cër sa baay drépanocytose waa li neex na virus bi kaala tekkal bi tamit kaala nañ komp suñ chef de quartier décision bi haut de baala wërsëgu nga ñaayi matul 24 heures chrono takku der yaa ngi ci biti waaw 20 heures da ngay dëddoo oh jag ba wër doucement vas-y mollo malheureusement lili créé na ay seetaan kotu porno fini monsieur le préfet chauffeur yee ngi am kil on dirait avion Kaolack Dakar 25 000
nañ dimbalante waay buñ lorante bu corona bi delluwee ñu nuy xoolante ca fépp la xamee buñ naxante dangaa njëkk a yuuxu njëkkoo ay njëkkoo nooyu xetu dege jëlal say mesure mag du mbege corona ni jabaru jàmbur bul ko laal bul ko jege nañ dimbali médecin yi réussir seeni pexe li ñuy wax nga jëfee feebar bi ñibbi après ñu bége ah waa du ngeen vacciner seen baay waa léegi bugguñ lii lum doon du ngeen ñu bàyyi da ngeen sàkk luy lore mu lor leen ngeen def ci feem biologiquement guerre bi seen biir la lu ngeen di fen ah da ngeen a feeñ révolution bi moo ngi xeeñ bu dul woon liñ ànd ak dal kon dañuy ñeeñ Nara P the boy. All right, yo. This is your boy P the Nara right here. maa ngi nuyuwaat xam nga ci beneen point de vue wasluwaat ak ci situation actuelle réew mi ak ni mu demee nii soo play àllal ma musuwaat foofu noonu fi mu ne Kaolack tàng na nag xanaa day yokk suñu wërsëgu nga ñaa ginnaaw monsieur corona ñëwul tàngoor dégg nga soo version yu bari nañ tu vois ce que je veux dire amaana bu ñuy gisut sax ñu ngi dégg bat ñu ànd ak dal parce que yàlla moom du bind ci ñaar di rey ci benn te yërmandem yaatu na te dërëm duñu ko defit maa la ko wax waaw fii Sénégal la ok this is your boy P the Dara son noonu nag yaa ko gën a ñëw beneen point de vue right here ok su booxum corona right ok t'inquiète pas c'était pour nga ree suñu réew mi gëm nañ yàlla lool mais kenn buggul dee mais Job Isaac waroon nga ko jomb sa kaa bi am na virus waaye corona ko bomb fii lépp la ñu tëj on est triste na médecine bi yaatu wee yaa des connards en virus waaw yaa ngi joxe ay info tiital sa baay xoqatal sa yaay lu tax ngay kekkantoo lu lay ray xay mais c'est du sérieux là et ça existe carrément yow yow xanaa xamoo lan mooy corona du xuloo day xeex waa ji du xàcc day dóor moom dafa gëm service moytu ko moom la moytu du ay fond bon fi mu ne corona bi rax na polémique du samay wax mais am na ñu ne am na politique critique li ma dégg teguma ko bët li ma dégg mu direeku ci dëkk bi xaw ma lu ma jox faamee wee boo xamul da ngay maandu nañ fagaru balaa muy indi ay problème mu faju boo nuyoo raxasu dugg duus raxasu moytandiku loxo ci gémmiñ ak bakkan mooy fagaru ok may leen ma nopp tuuti yéen ñi ñu jiital bu dee feebar bi yeggul fi ngeen ko teg bu leen ñu tiital nañ yokk prudence ci mag ak gune bi bawul kenn bi dafay faagaagal kune comme nee nañ dugg na fi mu ne ñaan képp ñu dese am nañ cas yu bari alhamdulilah ak 0 décès yee ñu jaajëfal suñu médecin yi ginnaaw yàlla yéen a ñu xetali ci cas bi Nara P la woon point de vue anal bye bye ba beneen yoon point final ginnaaw loola Kaolack tàng na Nara P point de vue dafa original pourquoi parce que vidéo yi da nga koy def ci sa téléphone portable boo ko defee après quelques minutes dañu dugg ci réseaux sociaux yi fu nu dem fu ne Instagram Twitter Facebook partout dañu gis vidéo yi di tasaaroo paraît-il da nga dugg ci boppu sénégalais yi jege leen ci seen biir xol di leen jottali ay messages. waaw c'est ça hein, parce que concept point de vue bi c'est ça xam nga sénégalais naturellement dafa bëgg ree donc damay def de telle sorte que boo koy déglu da ngay ree da ngay dégg dëgg da ngay voilà tu es à l'aise quoi. D'accord léegi point de vue da nga koy préparer wala. bon si préparer mais pas préparer bu yaatu. donc gars yi ñooy concerté wu ne ma voilà point de vue war naa ma. suba génnal point de vue booy génnal point de vue. yow nii. mën nga def point de vue. non instant yi neewu ma ci. ok neewu ma ci quoi parce que dama nekk trop ci communication. misaalu kiraama bi non par exemple au fait nii sa bopp en tant que artiste bu ñu la waxoon point de vue bi lii la mën nga ci ñëw en tant que rap nga rabal ñu ci wala. bien sûr mais je connais pas les infos. D'accord. donc info kii nii point de vue. information la ak point de vue. donc il faut que tu ramasses les infos. nga xam actuellement ce qui se passe. donc nga faire la part des choses. D'accord. agencé ko. mën ko joxe mu mucc ayib. très bien point de vue lan la marqué ci sa carrière ak aussi boo nu doon wax tuuti ci bilan boo xam boo nu mën a defal ci point de vue. lu am solo lu bari parce que à travers point de vue bi laa toog ba jot appelu maire. appelu pa appelu nit ku ne ma. sama koñ dafa am situation bii ak bii
damaa bëggoon nga wax ci. donc c'est des trucs yoo xamante ni. yu ma gën a marqué ci sama carrière hip hop la. parce que man loolu moo ma tax a jóg ci hip hop teewal askan wi donc askan wi bu ñu demee ba jox ma confiance di ma wax loolu réussite la ci sama carrière quoi donc point de vue def na lu bari ci sama carrière. te et puis jeexagul parce que ñu ngi koy waaj def ci beneen format bu gën a yaatu li ci kàttan yàlla. ñu ngi koy waaj a def ci beneen format bu gën a yaatu bi je rappelle album bi tey moom la ñuy promouvoir mais wax nañu leen ci ngeen seetaan ko après dinañu leen tegal quelques extraits ci rajo bi bu ko defee ngeen déglu ko attentivement parce que jeune rappeur la boo xamante ni rap na waaye aussi li mu rap dafa baax pour sénégalais yi déglu ko néew ma les mélomanes kese ñu déglu mais dafa baax pour papa yaay doom teg ko ci biir kër gi ni salaamaaleykum kaay nga toog ñu déglu Narapi donc loolu di ngeen am occasion ci kanam 19h Kër Pardon show ñu déglu ko dañ koy déglu en même temps di def suñu show quoi parce que ku ne xam na ne Kër Pardon show dañuy show 100% show la alors Narapi nga wax nu ci projet bi nga xam ne moom moo di misaalu Kiram instant bi fan la jëm ak Narapi. waaw instant yi ñu ngi ci communication bi donc on a fait pas mal de plateaux. am na yeneen ñu war a def. donc ñu ngi waaj aussi show boo xamante ni. mais est-ce que coronavirus bi tamit indiwu ci benn. indiwu ci benn kay ay la ci indi. coronavirus bi moom sonal nañu lool parce que dafa àndoon ak tournée. bu ñu waroon def. ok un peu ci sud bi Kaolack et tat yi kale woon nañ ko ba pare ba fayoon yenn salle yi. donc bi ñu déclaré ni salle yi spectacle yi dañ koy arrêté lañ annulé lépp. par contre ñu ngi waaj def benn show boo xam ne ça sera virtuel donc show boo xam ne ñun ñoo koy produire. d'ici peu incha allah du ma entrer ci détail mais dinañ def lu différent pour bëggal déglukat. d'accord léegi album bi kan lañ ko mën a xaar ginnaaw jox nga nu bii comme extrait. waaw ci courant 2021 bi ah. 2021 gars yi ñu ngi ci concerté wu ñu ngi xool. naa ni d'ici peu incha allah dinañ joxe date. pour wax ni dinañ moment bi ñuy génnee Kirama bi. d'accord composition bi fan la ñu ko defee bii. composition bi Jibi daal di moo def pratiquement beat yëpp. xaaju beat yëpp donc Profect def na ci beat. Is 814 def na ci beat. donc Zeus moom moo def mix bi mastering bi et tout quoi. Zeus beat. d'accord ak Gabi aussi def na ci beat. ñaata featuring nga ci def. amul benn featuring. lépp yow la lépp man dong la. 8 titres yëpp. 8 titres yëpp maa ko def. d'accord waaw loo wax ci. man kay li ma ci wax mooy man xam li ma jaaxal mooy booy bi. début bi dana wax naan su ma génnee album kenn képp ku génne album dama lay faj. mu wax loolu ba génne ñu wax loolu moom mu génne lii. gars yi di ko jàppee album. léegi ci lii après waaw man moom daa wax album mu génne lii gars yi Sénégal jàppee ko album. léegi ba ngaa ko génnee album moom daa ne communication moom ngaa ko da koo yàq moom. parce que communication ngaa ko moo gën a am doole ci communication. lan moo waral lool. man xale du yàq sama communication. xale du yàq sama communication bro. mais na ngay njëkk a génnee ngaa ko affaire bi pré album bi nga génnee ko nga yaa ko njëkk a génnee. njëkk ma koo génnee de. nga ko génnee. moo ma njëkk a génne. ah. moo ma njëkk a génne. ngaa ko mu njëkk mais boo xoolee maanaam boo xoolee album ngaa la gars yi di waxtaanee. waaw déggoo li ma la wax nee naa la daf ci am ñoo xamante ni femme publique bi ci ñoo xamante ni. ñu ngi Snapchat ñu ngi TikTok ñu ngi Instagram pour ut musique bu ñu gaaruwaalantee. non man new ma fi pour def musique bu ñu gaaruwaalantee. man damay def musique boo xamante ni da nga koy déglu tëdd sa lal ne ah kii li ma wax nii rëy na par exemple je te donne un exemple. dafa am sama benn copain bu ma laaj benn jour ne ma booy. kan moo woy son xalaatal balaa ngay tëdd boo biiree yàq sa gëdd ma ne ko Iba mu ne ma kooku bañ naa ko trop. ma ne ko lu tax mu ne ma booy maa ngi doon waaj matal comprendre nga. mu ne ma mais booy bi ñëw na sama gaale bàyyi mooy loolu booy bi déglu son bi bàyyi mu sedd. est-ce que tu comprends. parce que son boobu noonu jariñ na son boobu noonu tax na xale bu jigéen bi jug sol tubayam ñibbi. kon yow da nga gis ni hip hop bi dafa manqué ay messages. ça manque non mais ça manque. lyricalement loolu dafay manqué. daf fi manqué. c'est vrai donc quintessence bi. dafa commencé disparaître. donc man li ma gën a ñor ci sama album bi mooy. genre nit yi ma ci woo. ay nit yoo xam ne vraiment. ñoom ñi di génnee. son yi nii pour ñu koy snabee. ñooñu bu ñu leen woowoon ñu taxaw communiquer ci. maa ngi ciy sant yàlla maa ngi ci am xaalis. et objectif bi ma ci doon ut am naa ko ci.
donc man ci loolu laa nekk vraiment. très bien Bokar. très bien. non for real ni nga non booy bi dogo damay wax ni mais booy bi il est bon waaw il est bon non parce que man point de vue laa xam ne kii mu ku ay la macha allah te boo xoolee li nga wax léegi bu nekkee maanaam ni nga communiqué nii bu nekkee noo ngay joobee non hip hop dina dellu fi nekkoon waaw bu nekkee ni nga joobee xam nga ngay nekk hip hop wala hip hop hip hop benn la ci rek rap rek c'est rap rek bu nekkee ni nga communiqué noo ngay joobee moom non rap bi dina dellu fi nekkoon moom léegi très bien album bi nag ñuy wax ñu ko bëgg nan la ñu def ak ci ban numéro la ñu mën a woote nii pour am album bi waaw ku woote ci 77 802 40 15 waaw di nga jot Latir Latif foo nekk mën na la ko fa indil boo ko bëggee jël si am ci photo ak Naar Rapi aussi boo ñëwee di nga ko am maanaam fi mu ne nii su ma bëggoon photo nii ak yow su ma bëggoon album bi su ma ñëwee ci yow dañuy photo ci kàttanu yàlla boo bëggee ma defal la autographe everything you want nga signal ma signal la d'accord ngeen bu ko defee ma jël album bi denc ko ma ni premier album Naar Rapi moo ma signaloon lii for real d'accord rappelez ma numéro bi 77 802 40 15 77 802 40 15 mën ngeen ko contacter bu ko defee ñu mën leen a livrer album bi su ngeen bëggee def dédicace ak moom mu def ko ak yéen su ngeen bëggee aussi li nga xam ne moom moo di signature orthographe mu defal leen ko moom Naar Rapi sa message bi ngay lancé pour album bi pour sénégalais xam waaw mi ngi aussi ci plateforme yi ku ko bëgg plateforme yëpp Apple Music Deezer digital yëpp ku ci dugg di nga ko ci am quoi mi ngi musique bi mi ngi Zixen mi ngi everywhere donc li may ñaax askan wi ci album bi mooy nañ ñëw ma wecc leen xam-xam nañ ñëw ma jaay leen xam-xam vraiment parce que man ci loolu laa nekk quand même donc album bi y a tout ce qu'il faut bu fekkee da nga bëgg a danse boo ko dégloo di nga danse parce que li may fexe réussir chaque instant mooy def son boo xamante ni da nga koy déglu danse mu reste hip hop nga dégg ci xam-xam reetaan jàll très bien ba pare mu des ci sa bopp donc pré-album bi am na loolu je vous invite vraiment à l'écouter tout à l'heure sur iRadio 90.3 di ngeen am chance ñu tegal leen ko ngeen déglu li nga xam ne moom moo di album Naar Rapi bi nga xamante ni génn na il y a quelque temps de cela di Misalu Kirama merci beaucoup Mbaye Kassé Teranga Shop ñu ngi koy gërëm bu baax a baax tey moom sa dëkk balaa dem rek nangaan fekk fa Mbaye Kassé Teranga Shop ñoom ñoo ñu habillé quoi donc ñu ngi koy gërëm bu baax a baax Mbaye Kassé depuis Turquie ci tenue bu rafet bi nga xam ne moom moo ñu ko habillé donc puli ak seddaay bi ak yooyu quoi donc daf ci baax ñu ngi koy gërëm mën ngeen jokkoo ak moom ci 78 444 87 60 444 87 60 Teranga Shop Ibou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yu baax yi moom donc boo leen ci bëggee mën ngeen dem foofu le ca rond-point bu Kaas ba Bokar ñu ngi lay gërëm mais nice for real kay d'accord léegi ci rajo bi rek inshallah rabi Naar Rapi kontaan nañu ñi ngi gërëm équipe bi yëpp jaajëf laay ci côté réalisation merci grand Dami nee na ma Padros waxtu wi jot na en wolof la ma ko envoyé waaw gulet ma dégg Dami làkk olof waaw nee na ma Padros waxtu wi jot na en wolof la ma ko message donc Dami merci ci côté technique bi DJ Mo ñi ngi lay gërëm laay ci côté réalisation rendez-vous tout à l'heure 19h ba 20h45 sur iRadio la totale mi ngi ñëw ak yéen ci ITV léegi imam nee na doom ji tudde nañ ko tur rëy turu ànd ak mbégte doom ji tudde nañ ko Promobile 60 di turu ànd ak réseau 4G plus loolu moom joxu la di waaw 4G plus nag xanaa pet réseau jeex na ci Sénégal doom ji nag sunu doom waaw sunu moomeel bis ni ki tey woo ma ci sama 75 Promobile,